mënul nekk ce n'est pas possible. ce n'est pas possible. donc am na yoo xamante ni tey yow ku góor ki yaay investir donte nag nit ki lu ko neex rek la lay wan. mooy jigéen gi sax sincère na parce que wax na la moom. wan na la ne dafa bëgg alal. kon yow itam waroo ko wan li nekkul ci yow. merci beneen bi mooy donte tey wax nga ko tout à l'heure nit ki la mu la bëgg wan la lay wan et on a cette tendance quand bu ñu labatante rek chacun montre meilleure partie bi nekk ci yow. et daf ci am ñu intelligent di déceler les défauts daf ci am ñu muus ñoo xam ne dañ mën nañu déceler say défauts. di ci waxtaan ak yow soxna si seetlu naa ne da nga tàng xol. lii moom bu mu ñu topp ci sëy bi de teel a wax ak yow ci njëlbeen. am ñoo xam ne dañuy seetlu ne da nga tàng xol man daal soxna si yow man yaa ma neex nga dem ba ci biir nga dugg ci biir ñu am nu ñuy dundeek yow c'est-à-dire cette fausseté avant le mariage la nit ñi war a bàyyi. di wane ki nga doon. mieux vaut man Sophie Gueye nga xam ne man dama tàng Sophie nga takk ma ci tàng bi. parce que man wan nga ma ne tu peux mën nga supporter jigéen bu tàng. c'est mieux que ma modeler sama bopp bu ma ñëwee gis-gis. tàng soo ma waxee ak yow jël sama téléphone tëdd ci noonu di wax mooy ne j'essaie de jouer benn double jeu. waaw neexoo deret tàng nga mais doo fen. jeex na doo fen. double jeu boobu nag Sophie. doo fen. dafa ñëw dugg ci suñu Sophie Gueye ci suñu. papa ba kenn du taxaw fii waaye lu mu la wax dëgg la. lu mu la wax fay ko ba soo la lee soon ñor na dawal dagg ak lonku waaye waxam neexul de. loolu nag juste. wallaay waxam neexul barka borom Tuubaa. papa donc bàyyi ma développé. déet di ko nit da ngay wax. justement il faut qu'on essaie de montrer le vrai de chacun avant ñuy dugg ci ménage bi élément perturbateur du am parce que quand ton homme est dafa hot. doo ko considérer comme un élément danga nii la mel gars yi nga jàppale ko après beneen point bi ma noté mooy Sophie amour benn sens dafay indi changement de comportement amour benn sens mooy yow ku góor ki rek yaa bëgg wala ku jigéen ki rek a bëgg surtout nag bu fekkee yow ku jigéen ki rek a bëgg y a des hommes ils l'utilisent amour boobu nga xam ne da nga am ci moom def ko ci sa nafs moo indi li ñu doon wax sànq Sophie soit di la sàcculoo wala tàqaliloo ak sa njaboot. ndax am na jigéen yoo xam ne bu ñu bëggee comme ay dof papa loo leen wax la ñuy def loo leen digal moom la ñuy def positivement comme négativement. dem ba former sax bu leen neexee association de malfaiteurs. bokk ca mooy lan da ngay toog fii di commandité ku jigéen ki génn def ñaata yoon ngay dégg ne tel xale bu jigéen sëy naag diw dajji na compte bancaire u papaam sàcc na fa ñàngam. combien de fois. te donc ko koy sant. waa léegi ana borom kër ci defar soxnaam ci lu baax. yow yaa ngi ko koy sant parce que yaa ngi ko teg ci ne borom këram nga. bëgg na la yaa ngi koy sant ba sant ko safaan. boo xamante ni dafay dem ba lor ko xam nga lu tax. amour benn sens laa koy wax ki nga bëgg dëgg. am na yoo xam ne doo ko sax sant. doo ko sant. am na loo xam ne doo ko sax dund ak moom. mais demal ba fa même après di ñëw di wax changement d'habitude waajur toog ne kii de bi ma koy may sama doom man Sophie nii la meloon. xamul woon sax jël alalu jàmm. déedéet mais léegi lu manqué sama compte Sophie la. day sàcc waaw. et sans raison mu ne la nangam ndax borom kër. muy ko sàccloo muy impact kii borom kër tamit taamu nañ ci sutura. xam nga amul benn sens bëri na ñuy takk seen aawo papa ñu takkal leen seen aawo seen ñaareel ñu tànnal ko seen bopp. changement d'habitude ñëw ci seen aawo fekk ni ci ñoom la ñu jóge xam nga lu tax dañoo dëkk ci seen nopp ñaareel di ko wax kii dañ ma koo tànnal ba mu toq ci seen nopp aawo c'est un exemple que j'ai pris entre parenthèses parce que nit wax na ma ko ne ma sama borom kër dama sëy ak moom sëy bu rafet mais malheureusement ci sama ñaareel mooy lan sama wujju dem na ba ci sama wujju ne dañ ma ko takkal donc gis nga même le sutura c'est un élément clé dans un ménage mooy même bu ñu la ko takkalee deuxième bi nga bëggal ko sa bopp dafa am lu ñu woowee limite c'est-à-dire dafa am loo xam ne cëru aawo bi la warta toq ci nopp ñaareel bi donc da ngeen am complicité changement de comportement ñëw ci aawo bi mu nekk beneen nit nga naan pourtant ka nga doon tagg tey nga tàmbale di ko xas di ko wax ne dafa soppeeku ba mu ko takkalee ñaareel ba tey dafa soppeeku fekk ne ce n'est pas ñaareel bi moo ko soppi c'est le comportement ak résultat bi nga xamante ni tey yaa ngi koy dund ak ñàkk sutura bi nga uññi suturaam ci bi nga takkee deuxième femme fi may daanelee enfal gis nga ko de gisati ko lu wér gis nga ko gisati ko lu wér donc dafa am limite ak barrière boo xam ne doonte am nga ñaari soxna fa ngay yam ci nettali bi ak ci waxtaan bi ba changement comportement du dugg pouvoir oustaz bu ma juumee nga gàgganti ma yàlla pourtant moo ñu sàkk ñun ñëpp am na pouvoir bu grave ci ñun pourtant nit dina toog ay weer du julli taxul mu faat ko ci saa si pouvoir la bu suñu borom am mais du ko def
pouvoir la boo leen am ci seen i ay soxna mais pouvoir boobu waroo leen ko utiliser négativement. wax naa la sànq si liggéey bi ma ne la nit nee na soxnaam bul liggéey parce que da ko yërëm mu takk ko di kii mën naa ko yor ba yoraale famille bëri na góor yu jële seen i jabar ak seen famille jabar dans la dèche excusez-moi du terme. mooy defar toute une famille bëri na fi. mooy takk la ba nga ma takkee sama famille defaru bëri na fi donc genre yooyu mën nga ne ah man de sama soxna lii laa ko yéene kenn mënu ci dara te kenn du ci wax parce que yéene boobu nga am par contre gis nañu fi ku nekk ak nit di ko labat dem ak moom ci biir kër papa naan ko ah lii ngay di dund yow de su ma la takkee dama lay bàyyi nga liggéey ndax yow yaay seen soutien aux famille ngeen dem mu ne la dootoo liggéeyati toogal sàmm njaboot bi ngeen am leneen loo leen di fàtte mooy ne njaboot bi xel mu dal moo koy sàmm man su ma toogee di sàmm sama njaboot sama yaay xiif mbaa samay rakk xiif oustaz Birima yar bi day yànq ndax dama dul bàyyi xel sama njaboot parce que nit ñu yàlla bindee culturellement on est tous interconnectés même dans les familles donc stabilité bi on essaie de chercher ça des deux côtés mooy ne looy tere sa soxna rek encore une fois bu ko teg ci sa nafsu ak yàlla may na ma daraja boobu on en parle même plus léegi nag la yàlla may tu en puises pour defar doomu aadama mais doo ci jël ci say nafsu des décisions wala sax nga la nga ciy yàq parce que bëri na ci ñoo xam ne aujourd'hui elles sont détruites et ça vient des hommes parfaitement merci Sow Ben dafa am lu ma dégg loo xam ne ma wax ne amul gars yi insister moo di que newuma góor même booy labat jigéen waroo ko defar de waxuma lool de dama ne góor bu fekkee dafa takk jigéen mu xam ne jigéen boobu xaalis kese la gëm mu dem ba takk ko dem ba si biir di dute kooku yaa ko teg sa bopp waaw dëgg kooku yow yaa ko teg sa bopp bi benn waaw ñaar man sama jabar dafa rafet léegi dootul génn bëccëg bu ma wàccee rek lay génn waaw mais on est dans quel monde loolu ku ne sañ na ko ban monde lañ nekk bu fekkee tu es un homme nga dem ba gis xale boobu nga xam ne kii dafa rafet nga takk ko confiance bi nga amoon ba takk ko gëmalal sa bopp ne confiance boobu du mus a dem si jigéen boobu parce que rafet na bu génnee góor yi dañ koy topp jaral na leen ñu liggéey ko mais attends kon daal kooku esclave la quoi léegi si néeg bi lay toog wala yow buy génn rek yow la war a àndal mais man loolu daf may tiital ba tax na xam nga may ma yeggali ngir yàlla nag su may wax bu ma dog quoi dama la ma yeggali non ba tax na nga war koo bàyyi à la portée de tout le monde parce que da ngeen di wax yoo xam ne nekkul seen këru àdduna wax yoo xam ne Sénégal rek laa koy dégg quoi parce que ma femme est belle sama femme perle la buy génn man lay àndal du génn yàlla na bu ma doon genre góor boobu fu mu jëm man dinaa am jabar man fu mu jëm di ñàkk kersa xam nga di ñàkk fu mu jëm wóolute sama jabar fu mu jëm mais sama jabar na mel nu ko neex dama ne fu muy wër lu muy jëm confiance bi nga xam ne fan la jëm naa sama jabar ak rafetaayam moom laa koy bàyyi muy génnee moom rek dama ne fu mu jëm dara du ma si fekk parce que je suis un homme takk naa ko wóolu naa ko jox naa ko confiance fu mu jëm laa lay laaj dama ne lan lay wër dama ragalan sama jabar su naree génn il faut que ma ànd ak moom attends mais kooku dama ne fan la jëm laa la wax fan la sa bopp mi benn fu mu jëm na góor yi éviter loolu fu mu jëm boo ko takkee ba il pare ne faut pas éviter yaa may dégg il ne faut rien éviter yow il faut trancher dans le juste milieu yow li ñuy wax sax yow moom ngay def ab tool dañ koy ñàkk yow tu perturbes ab tool dañ koy ñàkk ay tool dañ koy ñàkk ab tool dañ koy ñàkk ab tool da nga koy ñàkk soo ko ñagul nu ruur ko te ruurkat yaa ngi fi soo ko ñagul nu ruur ko yow li ngay wax sax dafa ruslu balaa kéwél tëb dugg ci dugg yow li ngay wax sax balaa kéwél tëb dugg ci li ngay wax ñàkk ko boobu guddi ndax kéwél yi waaye na fatt ci suuf ndax lëg yi ak jaar yi doon respecté waaw lëg yi ak jaar yi ak kaña yaa ngi ci suuf respecté na gudd ba gole yi duñ ko mën a ñàpp di ko tëb na gudd ba kéwél yi duñ ci mën dara li ngay wax amul sax waaye na fatt ci suuf na jar ay jaasi ak ay gubar ak ay yat ba jaar yi ak lëg yi duñu mën a bët sa cinéma bi dafa doy respecté jigéen respecté sa jabar nekkal góor waay yow nekkal góor ñagal respecté ab tool des koy ñag de respecté sa jabar pour takk ko di wax dama koy ñagg fu mu taxaw dama koy xool dama koy kii xam nga loolu naka nga koy ñaggee waaw toog di waxtaan ak moom waxtaan fan ñoo bokk benn kër maa ngi waxtaan yow tu n'es pas loo bëgg may wax oustaz ne loo bëgg ay jigéen waaw waroo ko takk ndik ay yu rafet góor boo gis ci àdduna ñagal ab tool danga koy takk na jigéen parce que rafet na am na forme bu rafet
am na sacré yàlla wala am na nombu baat. loolu tax da nga ne. da nga ne da nga ne jigéen boo ko takkee da nga ne jigéen boo ko takkee ndig forme dem ba forme yi jeex da nga koy bàyyi mu dem. am na bari na ci ma ne benn waxuma loolu dama ne jigéen boo koy takk cofeel mbëggeel moo war a lal lu mu mën a doon. mais loolu xam nañ ko ba pare moo tax ma ne la góor bu nekk si këru àdduna booy takk jigéen. benn dafa li oustaz wax dëgg la ma ne góor bu nekk si këru àdduna booy takk jigéen nopp nga ko mais am nga loo xam ne yaa ngi ko si xoolaale. koo takk ngir ab taar du ay ndax taar physique tu veux dire physique du ay taar. ku ci nekk am na physiquement lu la daaneel góor bu nekk si këru àdduna ñu waxante dëgg parce que bu toogee fii di may ne mais attends waxuma li ngay wax waxuma loolu de. ma ne dama ne. demal ba pare waaye waxuma loolu. góor bu nekk si këru àdduna booy takk jigéen da nga koy takk parce que nopp nga ko. da nga koy takk parce que tamit am na leneen loo xam ne gis nga ko si moom. soit ni muy doxee soit ay nombu baatam soit sacré yàllam soit noir am soit yooyu dafa baax day dundal xol si góor. mais background ci la nag mais bu fekkee nag. bu fekkee dañu dem. comme ni nga wax. am na góor yoo xam ne. moom lañ fi wax sànq ba jeexal. dañuy xemme ñooñu nobuñu. waaw léegi yow kon léegi li may wax yow léegi da nga koo wet wala da nga koo dama la ne yow da nga ne góor bu demee ba takk dama la ne góor boo gis si àdduna buy takk waaw dama lay laaj yow man li ma wax laa da nga koo dindi wala da nga koo saxal am na bonus laa la wax waaye benn nag góor bu nekk laa la wax booy takk jigéen day am bonus boo siy gis bonus boobu mooy nopp ma ko ba pare de mais am na bonus bu lay rey si xale waaw loolu dama ko weddi man lu ñeneen ñi dul gis ok muy beneen affaire kooku wootee New York dafa di xale dama koy yedd loo ko xamal amul dama ko yedd loo ko xamal xale bu jigéen dem nettali yaay dafa gaaw a sot su may ne na parents yi génn si sëy yi dafa am fu may waxee yaay dafa gaaw a sot si doom bu góor comme si doom bu jigéen mun nga dem nettali sa yaay xolam sot foofu mun na perturber seen mariage mun na yàq lu bari te ça se voit au Sénégal ñoo xam ne dañuy sëy parents yi ñoo ko yàq parce que ku nekk bu fekkee da ngeen am problème rek ku nekk daw si côté papam nettali papam wala kii daw nekk si côté yaay je crois que loolu la solution du ko mus a régler. c'est vrai. du ko mus a régler parce que des fois il faut nga toog yàgg sa jabar kese ngeen waxtaan ku góor ki bañ a ñëkk ku jigéen ki bañ a ñëkk pour ngeen mun trouver solution. li nga mën a fàtte sa papa ak sa yaay mën nañu koo bañ a fàtte dëgg la de. loolu dafa am si këru àdduna donc bu may wax ay Benoît lu ñu wax mu ne famille nay déglu fi Benoît di waxee moo gën muy waxee xol di wax ay Benoît xaw ma famille yeeg affaire kooku kenn du ko wax. beneen affaire bi mooy kër yi bu fekkee da nga nekk ak sa jabar sànq ma ne ngeen génnee fi ay solution ne jigéen dafa am loo xam ne père laaj la nga ne jigéen fii rek xaw ma awraam fan la commencé nga ne fii rek dul affaire yooyu mais je vous donne. loolu man waxuma ko yàllaa ko wax waxuma ko de. yàllaa ko wax yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. moo ko wax waaw. donc vous les imams. man kay vous les ustaas waaw. boo leen di def seen conférence de presse li ngeen war a njëkk commencé si kanam yëpp boo ko xoolee si ginnaaw femme yëpp a ngi teg seen greffage femme yëpp a ngi sol seen ay grand boubou yu rafet takk seen or ngeen ne zëmb di koy xool. waaw léegi loolu la ko teree wax yow. yow kay mën nga ko wax. ma leen koy wax. parce que yaa toog fii di ñu jox ay leçons. non dama ne. non parce que yow yaa toog fii di ñu jox ay leçons de morale ni jigéen war a sol. benn xam nga man nag non non defal naa ko. dama ne non boo leen di defati seen conférence yooyu. benn femme yi ñëw toog yëpp balaa may commencé sama conférence ñi nga xam ne soluwuñu ne ko yonent bi salaal bëgg a salaam solo. waaw jóg leen ngeen dem changer ngeen ñëw. am na lu gën a gaaw nag xam nga moo gën a gaaw mooy ñooñu di conférence yooyu xam nga leen da ngay dem si conférence da nga ne leen hey bala ngeen di wax leen ci li man li ma wax ni ci laa nekk parce que tey yaa fi toog man li ma wax nii man li ma wax nii ci laa nekk léegi non xoolal boo bëggee loolu rek la ko dama la ne man dama jàpp ne boo déggee yow en tant que intellectuel nga dégg nit ku wax en tant que intellectuel dama la ne kon li ma wax dafa am waaw xam nga da nga wax ni jigéen di solo waaw oustaz na non man waxuma ko dama ko nettali da nga ko nettali yaa wax ak nettali waaw d'accord voilà da nga ko nettali waaw ma ne boo leen di defati seen conférence femme yi fa nekk te solo ñu war a sole wax ko ñuy conférence man conférence uma d'accord kon boobu boo demee nga yeggaleen ma leen man déwuma si ñoom man doo ma yóbbante si ñoom boo leen soxla man li ma lay wax nii mooy parce que li ma lay wax nii man waxuma ko on peut pas être là problème que quoi vous donnez des leçons et vous donnez pas des leçons aux Sénégalais non leçon bi ñuy joxe man leçon bi ñuy joxe man joxe ma ko yàlla moo ko joxe fekkee da nga am problème keneen ngay wax ak mais doo wax ak te ñu si bari li ma la wax nii yow mënoo fexe ba mu deñ jigéen li ñu wax ne mooy aw d'accord moom laa la fekk si ma ne boo leen di def seen conférence non man def ma conférence waaw kon defoo conférence kon booy bul joxee ci leçon yooyu man joxewu ma leçon dama ne li yàlla wax kay li yàlla wax moo jox la ne la yéen boo leen di def seen conférence yi ngeen wax léegi problème bi mooy yow da nga bëgg dégg li yàlla wax wala nga bëgg dégg moo wax li yàlla wax moo am c'est bon kay nag nangu ko da ngeen di polémique ci loo xam ne li yàlla wax moo am si solo yi yàlla wax si jigéen si l'islam
waaw noonu la war a solo. waaw yaa may dégg. mais dama ne. boo leen di defati seen conférence. man def loolu laa seen association yi bokk nga si association yi ngeen waxtaan si loolu. man conférence d'accord Oustaz jërëjëf si. léegi beneen problème bi. waaw. mooy si kër gi. jigéen comme góor. kii. des fois Tuubaa Mbàkke bi jaayi perturbé bi mun na jógee si ku nekk. kii jigéen rek. perturbé bi mun na jógee si ku nekk parce que tu vois des hommes yoo xam ne dañuy ñëw toog seen biir kër femme bi lu ko neex lay def je m'explique mun na gis jëkkëram toog di seetaan wala di def dara mu ne ko non doo seetaan il faut que dañu war a nekk pour waxtaan yenn affaire yi mu bañ ko jox benn temps boo xam ne moom franchement daf ko mérité y a des femmes perturbateurs yoo xam ne bëgguñu toog gis seen jëkkër nekk ci leneen te des fois nit ki tamit am na benn moment bu tuuti boo xam ne sa bopp il faut nga xaw a fàtte am ci leneen loo nekk mais am na femme yoo xam ne duñ ko nangu am na góor yoo xam ne tamit nangootuñu li nga xam ne seen jabar biñ koy labat la daan def je le répète bu ñu yegsee ba ci biir kër gi dañuy ne day dagg te loolu bari na fi te loolu tamit dina perturber entre relation boo xam ne ñaari nit ñi ñu ngi ànd donc en gros Sophia et je le répète fu ma toog dama koy répéter li nga xam ne moo amoon sa ngoro ba li nga xam ne moo amoon sa labat ba na ngeen koy continuer tàmbalante des fois jigéen dina nekk ak jëkkëram melal ni sax da nga koy labataat yow góor bu fekkee dafa mel ni da ngay labataat sa jabar am na affaire yu bari yoo xam ne day feeñ nanguwuma en aucun moment nag même bu fekkee dañu ne sutura am na mais je crois que bu fekkee yàlla moo ne sa jabar daf la lew à part lii bokku si je crois que bu fekkee da ngeen nekk seen séegu sëy lépp lew na mënuma gëm ñu ne ma nag am na loo xam ne ay rusukaay la am na loo xam ne waru leen ko def am na loo xam ne lii ak lii am na loo xam ne tere nañ ko ñëpp xam nañ ko waru leen ko def mais je crois que sa jabar bu la lewee lu lew kañ lew na la jeex na lu lew kañ je crois lew na donc pourquoi sénégalais yi bu nga fa dugal benn xurum njàpp si biir pour ne non lii yéen ñaar sëy ngeen mais lewu leen d'accord tegal la ay wax ne la lii ak lii moo ko wax lii ak lii am wax je crois daal lu lew moom lew na quoi li ñu wax moom ñëpp xam nañ ko mooy boo leen sëyul bu leen jegante boo leen sëyee nag bu leen neexee jegante matin midi soir. jërëjëf ci Aïcha il nous reste moins de 15 minutes avant la fin de cette émission ñu war a jël quelques téléspectateurs. mooy li ma doon wax sànq rek xam nga jamono bi ñu toll nii dafa nekk jamono boo xam ne 90% góor yi. tànnuñu jabar. ñii tànn. dañuy topp jigéen ndax beautéem ndax elle est présentable. xees na rafet na may dem ànd ak moom nit ñi xam ne bii mooy sa jabar nga jël xaalis bu jéem a xëpp ko. da ngeen toll sax benn moment boo xam ne nii dem ba maanaam. ci biiru benn affaire ci guddi gi xaajee ba sedd. des fois nga toll ba xam ne mu képp la waaw mais bee sama ram si bi nag te ñu ma koy changé. xam nga loolu jigéen bu lay wax ba bàyyi la da ngay xam ne kii nii bon mbëggeel taxul. mais rat da ngay liggéey ba mérité ko. donc yooyu yëpp da ngay liggéey ci ku góor gi ba mérité ko. beneen mbir encore. ci côté oustaz yi ak imam yi souvent man benn affaire damay xaw a jaaxal ci ñoom souvent. lan. li mu wax jigéen ñëpp koy def ay folo waaw mais nag baaxul nag sant fekk. non si ay folo mon frère. li nga tëdd ak sa jabar ci benn ruq daal lay. waaw yow jigéen ñëpp koy def. yow suñ la ko defee léegi kii bu soo demee ba taxul mu def ko jigéen ñëpp koy def da ngeen di fekk si neexaay boo xam ne mu lay tooñ la waa bee doo ma signé kii bi léegi soo dinaa ko signé loolu dara nekk si ay folo rek si couple bi yow léegi soo demoon ba toll foo xam ne soo la mbasee léegi su ma fa tolloo ma signé ko ah nu mbas la waaye ma signé ko su ma fa tolloo dama koy signé de ëpp naa def benn yoon ngay dee kon chèque yow barke borom Touba Mbacke bàyyi borom Touba Mbacke ba pare nag delloo ma sama chèque tëj ay chèque yow non kii kenn mënu ci moom jombi wa papa jombi góor yëpp koy def loolu da ngay neexal sa jabar rek dara nekku si nga dem ba mu mbas la laaj na non mbasu la sa jabar boo demee ba mu mbas la si digg guddi gi nga signal ko chèque 100 000 francs wala chèque 500 000 wala mu jëndal ko oto mais loolu bonheur la parce que da nga xam ne non attends loolu bëggeel amu fa non attends nag récompense
waaw mais loolu récompense de cadeau la cadeau euro bu du cadeau de. des fois nga tëdd ak sa jabar ba yeewu. mu ne la an sama njëgënaay loolu de. day foo an sama njëgënaay. waxuma loolu de. non dama ne. non man waxuma kii da ngay dem ba toll foo xam ne yow nii. ah kon ñii chantage la ñuy wax. non man waxuma non ñii li may chantage la ñuy wax yow doo wax. laaj déglu ko. xam nga ko naa. di nga dem ba toll foo xam ne. ñu mbas la kii su ko defee non xamul lu wax. mun a waat bonheur naa ko waat man fii. bonheur góor yëpp laaj nañ leen loolu. mbas mooy maanaam yow boo amee bonheur ba pare. da nga joxe cadeau. ma ne waaw non non. góor yëpp toll nañ guddi. et wuyu bonheur. non defal ma ne. góor yëpp toll nañu benn instant mu guddi. dañuy joxe cadeau. benn instant mu guddi yow ak moom ak soxna si rek ak yàlla. mu ne la benn noppi li ngay waay chéri. waaw waaye foo toll nii. nga ne ko waaye yow. waaye signé naa. waaw yow léegi. waaye nag jigéen tamit dem na ba toll instant boo xam. waaw ne la may naa la lépp doomu aadama nu xoj ko ba. déedéet. ah kay. na wax biir versa. jigéen tamit. damay génn kay. damay dem. jigéen. déedéet du ma xam de. li versa la de. nee na dina toll foo xam ne doon fay signé ay millions di joxe. waaw waaye di nga toll foo xam ne tamit mu nar a ñàkk li nga mën na nga cee gaañ de. mën na la. yow bul ma dama wax ne loo jigéen musiba tamit dina toll foo xam bul ma wax loo musiba. dina toll foo xam ne wax jëkkër ji may naa la loo bëgg. loolu day am de. dina toll benn instant si guddi gi. am na ñoo xam ne soo leen ko may naa la samay mag. am na foo xam ne soo fa toll lépp may naa la ko. mën nañ laa gaañ. ah day wër ci maye waa këram. waaw dëgg la non li ma wax vice versa. li nga maye moo gën a garanti de kee waa këram lay maye. jigéen mun na toll si guddi laa la wax. di maye waa këram ngeen di kii mu ne la may naa la lii. maa la ko may si non waaw na maye lu mu moom nag. contentement rek la entre ñaari parties du leneen. man li may wax yow da ngay foo man dëgg laa lay wax. billaahi ku ko ci déggal mën ngaa dugg foo xam ne ab safaan mën na caa am ndax am na ñoo xam ne dinañ dem ba toll foo xam ne luñ la diglu ne moo mënu ko amul. su ngeen paree xeex mooy am wala kër gi naqare am na ci ay góor ñoo xam ne dootul moom seen bopp ndax esprit yëpp bokkul suñu demee ba toll foofu jant boo leen basee jaral na leen soo ko mën nan la faaxoon mën nan ak ma waaw am na de wallahi am na barke borom Tuubaa Mbàkke mën nan la cee gaañ de mën nan la cee gaañ waaw baax na waaw demal waaw demal del digal xale yi loo xam ne su ëllëgee. non il est 1h23. amul benn 1h23. non du ñu dem amul 1h23. ñëpp a ngi déglu ñoom Famara Diédhiou góor gi si nee na ma du ma nelaw wax na ma ko tey ñëpp a ngi seetaan nan leen dem on y va demal. xam nga man allo dama déglu waa ci daanelee ñu jël téléspectateur. waa ji nekk États-Unis sànq léegi wax. waaw wax dëgg. expliqué na maanaam ci lislaam may ñu la sax ngay futteeku ba set daanaka da nga war a xaw a wàcc sa tubéy mu waral la sumeeku complètement am na ay saabay rasulullah yoo xam ne suñu daan sumeeku doon ay fay la dama lay wax rek maanaam dafa ne du ay man teggi dama jàpp ne man souvent waaw am na xaw ma souvent ñi firikatu alxuraan yi ñenn ci firikatu alxuraan yi man dama jàpp ne xëy na bi ñu naan ko langue arabe bi moo tax souvent du ñu combat wala souvent man damay xaw a rejoindre souvent Ahmed Khalifa Niass si ay waxam parce que au moins sax moom maîtrise naar la arabe la xëy na dina xam bu baax fa ñuy waxee ci ay ak dina xam tekkin bi da koy def parce que benn mot mën na tekki ci fukki maanaam mën nga ci tekki fukki baat. yow da ngaa dégg arab nii. non man dégguma arabe mais. kon noo ma nee mettre en cause firikatu arabe yi. moom li ko raisonnable li mu bëgg a dégg rek la bëgg a dégg. dama ne Ahmed Khalifa non attends yow defal. li ko arrangé la bëgg a dégg. waa souvent. dafa jàng de. bëri na si jàngkatu alxuraan yu ci bëri souvent. kenn gënu ko fi jàng dafa jàpp xëy na ñàkk a namp langue arabe. c'est vrai wax na dëgg kay. mën a xam lu ñu koy teg. waaye yow loolu noo ko mën a xamee te nampoo làkk ko man damaa waaru man dama jàpp ne diggante jëkkër ak jabar bu fay sëy lu fa caay di wuti tamit nag day jeune sax. waaw loolu kenn des fois mën na la sax. loolu ngeen wax wala mu wàññi loolu ngeen wax. loolu kay kenn waxu. la da ngeen ne warul leen simmeeku yéen ñaar. déedéet non loolu kenn waxu ko. benn yow nee na yow déggoo. kon de comprendre ma li ngeen wax ngeen baal ma ko quoi. waaw déggoo. waaw d'accord kon dégg mais parce que li ngeen wax man mënu ma ko digérer. ñàkk comprendre langue arabe bi xam nga comme olof. mën nga ci wax benn baat muy tekki fukki baat. caaya benn boobu olof mën nga ci dindi. li gën a woo caaya ñëpp ak waxambaane yi nga xam ne Ndakaaru nanu maa ngi di sol ay silib yu seere duñu bokk parce que sax suñu yoree seen i soxna duñu bokk ndax borom caleçon yi dina ko naja
ba na mu nekk rek lay toll su dee caay ji nee na suy sandaamtal léegi nga foofu moom la ñu jox gone en kay waaye ça c'est pas loolu vérifié wallaahi papa bàyyi waa léegi doon loolu ça c'est pas vérifié waaw heure bi jot na man demuma man ay xam nga damay jàng wala su fekkee gu nekk kaw la loolu si bind la nee nañu démb ak bërki démb da nga koy solal caaya bon waaw loolu si bind la rek lan mooy bind bi bind mooy ni la yàlla bindee ni nga yegsee sa awra si waaye nit mun na kii sol ci li bokk te kii sol caaya baax na waaw baax na waaw nit dina sol caaya yor ñoom ba léegi xale bu góor ban âge lañ ko war a commencé solo sa caaya maanaam su doonee gune ndaxte ban âge laa la wax âge ñun suñuy jamono ñun amuñu woon ban âge 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 10 ans 15 ans ban âge lañ koy commencé solal caaya di nga gis sax ay gune yu am ay 5 ans 7 ans di sol caaya ki ngay commencé sol caaya ah ñun daal démb ak bërki démb ba léegi suñuy gune doon nañ sol caaya dañ leen defal caaya ñor wala nga defal caaya la man dama jàpp ne sax c'est le contraire parce que caaya pour man nekk na mbir boo xam ne dafa sensible trop pour nga yëngatu jóg foo toll xaalis boo la foo toll rek di yëngatu rek nag man maa ngi lay wax ci bu ngune maanaam awra dañ koy yar dasolee caleçon boo xam ne dafay seet au moins dana mën téye sa affaire ba di ko yar sax di mën dëpp waaye tamit awra ni ngay defaree jigéen ni ndey di defaree jigéen ni ndey di defaree jigéen su ko uufee di ko oggi noonu la ñuy defaree góor soo ko uufee di ko oggi góor da nga koy oggi di ko solal caaya yow père man li ma si metti mooy sa doom yi dañ lay jàppale quoi li ma la wax lu am la te yow looy oggi waaye yéen changement d'habitude yéen daal de la femme ba ca caaya élément perturbateur ñu dem ba ca caaya ba fi ngeen jeex si nii ndax thème bi mooy law thème bi day bëtt thème bi lawul dara yaa fi ndee caaya nga bëtt loo yow ak janati doon arrêté yi ngeen di wax non thème bi day sar thème bi day sar de te des na yu bari yu ñu war a waxtaane waat barka borom Tuubaa des na de thème bi dafa yaatu boo xam ne man xaw ma lii lan mais lan ma taxee gars yi 88 628 89 li nga wax père li 90 père wax dëgg la 88 628 28 28 bokk di sëy loolu dafa bokk ci habitude ak perturbateur parce que di nga si di nga gis jigéen boo xam ne jëkkëram daf koy bëgg chaque jour salaamaaleykum mu koy perturber du ko mun antal mais kooku day perturber sëy bi allo Maba et c'est vrai bari na fi de allo mais y a pas que ça allo lu tax maaleykum salaam. sëñ bi noo def ba yaa ngi ci jàmm dafa baax pour la santé sëñ bi noo def yaa ngi ci jàmm waaw maa ngi ci jàmm bu baax. alhamdulilah ñu ngi lay passe père Baye Ngoné s'il vous plaît sang bi da nga def pour la santé alors Père Ngoné na nga def. maa ngi fi fooy wootee maa ngi wootee Saly. Paris waaw. mbaa jàmm nga fa Paris sant yàlla alhamdulilah. mbaa yaa ngi kii ba teewlu nga bu baax waxtaan bi waaw déglu naa ko bu baax a baax macha allah. lan maa ngi moo la ci wootee gën Saly. waaw Saly laay wootee. Saly waaw. Saly sori woo de waaw soriwul moom. waaw sori woo Saly waaw ndax dama bëggoon a participer seen émission bi. kay am nga ci droit ndaxte émission bu am solo la. changement des habitudes de la femme et puis l'homme élément perturbateur. mu doon loo xamante ne ni yow Père Ngoné yow sa bopp. ndaxte tey jii bëggoon naa tey xale yi jamonoy tey ñi juddu 21e siècle ak ñi juddu avant 21e siècle ñu mën a seetaan seen thème bi ngeen di def chaque fois gis-gis dafa doon loo xamante ne lu am solo la. ndaxte changement des habitudes de la femme. boo duggee si néegu sëy dafa doon loo xamante ne nii suñu maam yi ak suñu papa yi ba ñu def. dañu daan jàngal li nga xamante ne ni ñun xale yi bokk. mooy ñu daan jàngal mooy être responsable avant d'être un grand. ndaxte tey jii Sénégal dañu tàmm di wax ne mënu moo changé wala àdduna moo changé. ndaxte yàlla moo sàkk asamaan sàkk suuf. ba teg ñu ci kaw suuf tey ñu ci kaw suuf. di teen di seen asamaan ci kaw. mu wóor na tey jii suuf lu nekk lañ ci mën a defar. te changement boobu dafa doon loo xamante ne ni tey si ñun ñii la
waaye jamono masta changé nit ñi ñooy changé di topp bëgg-bëgg àdduna di dem. lu wér nga wax. ba fàtte li nga xamante ne nii mooy ñoom seen ëllëg wala seen suba boog seen bàmmeel. ndaxte jigéen doon na loo xamante ne nii premier turam même bu ko bàyyam di jot na Faatumata bintu yaa Rasulallah dañ koy tudde waaye turam bu jot mooy sutura. waaw. jigéen dañ ko war a ormal. dañ ko war a suturaal. d'accord. ci ba nga koy door a labat. ak ci ba nga ko takkee moom doon sa soxna. ca ba nga koy labat. waaw ndaxte boo demee ba dugg seen diggante ba mbëggeel am seen diggante ba nga labat ko ba takk mu doon sa soxna war naa dem le maximum loo xamante muy góor comme ni Benoît di ko waxee parce que Benoît il s'est rectifié après. ndaxte waajur yi dañ ci am rôle ku góor ki am si jigéen ki am si rôle. la plupart des changements des habitudes des femmes ci góor ñi lay jóge ñun ñi. wala fois tamit. ñu daw suñu responsabilité ba tax na jigéen ñi am beneen habitude. ndaxte góor da nga war a nekk góor da nga war a yor sa jabar na nga ko war a mën a yore. dundal ko. lépp loo ko war a mën a nangul na nga koy nangul li nga xamante ne mooy continuer lépp loo ko mën a defal na nga koy def da nga xam ne day continuer ndaxte biir néegu sëy nga nekk te biir néegu sëy ku nekk da nga war a mën a suturaal sa bopp muy ku góor ki muy ku jigéen ki. ndaxte nag bu ñu fàttee que ne suba ku nekk di nga layoo sa boroom te nekk na nga war a yore woon sa njaboot. ndaxte problème bu amee sa diggante yax sa soxna war ngeen ko mën a régler entre vous sans que la famille ou bien les parents soient au courant. ndax mu doon loo xamante ne ni yéen a war a suturaal seen bopp yor seen njaboot. on l'a perdu ay ci ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax. wax na lu am waaw ko solo ñu jëlaat ñeneen ñaar dem ba incha allah dimanche. allo Maba allo. Puis 628 89 90 allo salaamaaleykum. allo. waaleykum salaam. sëñ bi noo def mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi si jàmm bu baax macha allah alhamdulilah. alhamdulilah ñu jox la Père Mbaye Ngoné. sang bi fooy wootee. bisimilah. maa ngi wootee Kër Massar. ah Kër Massar sori woo. waaw. yaa ngi ci jàmm. maa ngi si jàmm bu baax macha allah alhamdulilah. ba teewlu nga waxtaan bi. waaw waxtaan bi teewlu naa ko bu wër a wër. fooy duggee. ah bon ñu ngi leen di siyaare di leen duggee. dellu ziar. di kontaan ci thème bi. vraiment am na solo trop. changement des habitudes de la femme. et l'homme. L'homme l'élément perturbateur. waaw moom dañ doon wax moom lañ ko ji l'élément perturbateur. muy lu am solo. ndaxte bu xoolee waa ji woote léegi. ci ay kaddu wax na lu am solo. te femme loo xamante ne suñu borom da ko sos. te yàlla bindewul feneen lu dul ci nit. nit fa la lépp motee. ba pare wàcce Coran bi am lu mu ci def. mu am diggante jëbër ak jëkkër lu ñu war a téye. mu war a doon loo xamante ne ça doit être un mélange homogène ni hétérogène. mais boo xoolee li yàq habitude yu jigéen ñi léegi changement d'habitude boobu. bokk na ci maanaam habitude yu bees yi nga xamante ne maanaam habitude tubaab yi. parce que tey boo xoolee suñu yaay yi ñu doon téye. xale yi jigéen léegi nu ñu see dafa wute. les femmes sont matérialistes. donc côté góor ñi aussi bari na ñoo xamante ne tey ni ñu war a téye seen jigéen ci biir néeg bi say dafa des. parce que boo déglee l'homme en Lacoste nga xam ne lu am solo. Lacoste bon tey boo amee boo takkee soxla ba fat ko sa biir kër ñi moo mu génn. ça c'est une lâcheté. je crois que oui jigéen war nga ko mën a maîtriser boo xamante ne tey warula mën a jaral yow nga takk ko fas ko sa biir kër ba pare këroo ko mu génn ngir ragal maanaam keneen jël ko. mais comment la maîtriser. comment la maîtriser maanaam bi nga koy doxaan
bi nga koy doxaan nga bañ a naxanteeg moom ngeen waxante dëgg. ah non loolu moom waxuma ko mu kii ba un homme faux waxuma kooku waxuma koy naxante wala ngay naxaate waxuma kooku ki nga jël indi ko mu taxaw ngeen ni ay way dencante jigéen nga xool ko ci am gàttum xelam ndax jigéen daa gàtt xel dina rëcc waaye du raw lii raw mooy loo xam ne c'est pour toute une vie tu l'as complètement perdu li rëcc mooy li nga xam ne dafa échappé tey mais un jour au lendemain il ou elle peut tomber dans le piège loolu mooy rëcc dafa am rëcc ak raw d'accord d'accord non maanaam fu may waxee maanaam tey fu may waxee maanaam wóorul de mbay ngoon waaw gis naa lu nekk de allo oui waaw maa ngi lay déglu maanaam fu may waxee maanaam tey nit ki boo koy doxal mu leer na ne kii da laa sut leer nga forcé ko ba indi ko sa biir kër ah maa ngi lay taali mais quel que soit alpha kooku noonu mais da ngay daw safaak mara ci ginnaaw doo bëgg mu génn bëccëg bi sinon da lay rëcc. non kooku lu mu def defu ko yow yaa ko def lan ngay forcé jigéen. loolu nag moo tax yow nga ñëw fatt benn beex sa biir kër bon nga ragal la journée mu génn ngir maanaam keneen këf ko. lu ma lay forcé. ah c'est un manque de responsabilité pour l'homme. je crois que nit war nga góor war nga mun a responsable en un point. fi nga indi sa normalement dans les normes war nga mën a responsable du ma forcé. waaw. ab sëy. mais sëñ bu fekkee da nga takk jigéen ñi nga ñëw jaay ko doole ndax xaalis nga bëgg ko topp sa bëgg trop. mënul nekk. ah mënul nekk. nga topp sa mbëggeel ba mu ëpp ñëw jaay ko doole xaalis ba convaincre ko ba nga jël ko yóbbu ko sa biir kër. du la ko defal du la defal li nga bëgg. ah. ok def nga erreur. maanaam ñaata góor boo xoolee jigéen tool la. non 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 wóor na yow jigéen yow. yow xaalis moo tax yow. tool am la neex la nga def xaalis doo si mos a jot. sa problème mooy loo xam ne tey maanaam c'est permis. d'accord jërëjëf sang bi heure bi daf ñoo dab ñu ngi tuub bu baax a baax kontaan nañu ci waaw bu mercredi bu dimanche papa ñu daal di koy yeggali loolu nañ bàyyi ba dimanche parce que une heure 38 moo jot 1h38 mën nañu bàyyi ba dimanche ñu daal di koy yeggale Oustaz Birama ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax nañ ñëw ci solution yi ñëw ci yeneen points yi Mère Thiama bu DTV bu ma ko waxul mu mere Mère Thiama ñu ngi lay nuyu bu baax yow itam di la delloo ziar Sophie Gueye waaw Sophie soo demee Tiwaawoon tey waaw El Hadji Matar Ndiaye ma nga fa waaw El Hadji Matar Ndiaye moom Al Malika kii Malikia TV moom moo ko Malikia TV waaw Malikia TV Tiwaawoon ñëpp ko xam fi mu ne ma nga ca burdu ba s'il vous plaît El Hadji Matar Ndiaye ma nga Tiwaawoon ma nga ca burdu ba ma nga def porte à porte ca Serigne sa fa la dëkk ak ñoom amul xaj ak seen ci njabootu maam Seydi Hadji Malick Sy nekk rek xamul tamit ab sisi bu ndaw ak bu mag xamu ko ku mu ci gis rek ñoom ñëpp rek mu ngi lay xoolee maam Seydi Hadji Malick Sy dinu xamal ne Tiwaawan mu nga fa Tiwaawan tey ñu ngi toll nag ci foo xam ne naka jekk sax d'habitude loolu moo fa mës di am yëkkati rek baatum yàlla moo fa mës di am daara yaa nga fa diggante ku li ngi jàng foo ñi ba kon jàkk kër seen Cheikh Marouba njàng xu ba keroog ngay génn ba keroog ngay dem Guumun Fall ba keroog ngay génn ba keroog ngay dem teg nga wuti ay document yépp te xam ne des na tuuti ci kanam ci waawoon nag moom mooy ay di nuyu baax Njóobu Gay Baabu Mbend Njóobu Gay Baabu Mbend papa nee doo ma ko baal ba dimanche kay baal naa la ko waaye bàyyi ma jaan Gay Baabu Mbend da ko jur ba pare ëlbatiku jox ko Alaaji Abdul Aziz Si Malick da baax ne ko tudd ko mu jël ko au lieu mu tuddee ko boppam mu tuddee ko nijaayam imam Njóoba Ñaŋ doon na imam 40 ans nekk na ko imam foofu ci Tiwaawan. d'accord di jiite imam ratis d'accord ci Tiwaawan d'accord dañ ciy profité Njóogu Gay Baabu Mbend maa ngi lay nuyu bu dañ ciy baax profité nuyu taalibi Serigne Babacar muy maire Ngagne Diop maire Ngagne Diop waaw mooy maire côté Gorom boobu
Bambilor d'accord waaw ay borom. Bambilor waaw moom mooy seen kii. moom mooy seen maire. mooy seen ak Sangal moom mooy seen maire waaw ku tudd mooy seen maire ñu ngi koy nuyu bu baax a baax. di jaajëfal di ko naan waa daayira Muxsinina wala Muxsinaati bu camp Abdou Diassé ñu ngi koy remercier bu baax a baax ci gàmmu gi ñuy dëgmal. donc kontaan nañu ci moom bu baax a baax mais ñoom seen dal fu muy nekk waa camp Abdou Diassé. bu ñu nekkee Tivaouane ñu ngi dal ci ginnaaw hôpital Ma Abdou Aziz kër Pa Khalifa Mbaye. kër Pa Khalifa Mbaye waaw bu dee Tivaouane nañu dem. su fekkee Tivaouane. waaw bu ñu dem Tivaouane bu nekkee bi Dakar ñu ngi biir camp waaw amul rajo Diassé. waaw ñoom ay baas bi kii dafa lépp sa kër nga gàmmoo. léegi est-ce que kii ku ne fa nga nekk ngay gàmmoo. waaw léegi est-ce que su fekkente ne ku nekk fa ngay gàmmoo tey demuñu Tivaouane. mbaa su ma ñëwee kii ngeen defee ko kii ba kii. ba ñu invité la loolu du dara su ma ñëwee nan ma bàyyi ma dugg. bu baax ñoo lay ñu ànd man ñu dem. bàyyi su ma àndul alkaati yi dul ma ba. ah kay nañ la bàyyi papa yow fooy dem ñu lay téye. ah. invité joxuñu la carte invitation de. man lay àndal dama lay yóbbaale man sama carte grise laa yor de. dama lay yóbbaale parce que il faut nga dem seeti monsieur le maire loolu mënut a ñàkk. merci beaucoup kontaan naa bu baax a baax jërëjëf. waaw Sophie Gueye merci beaucoup suñu papa. général Ousmane Sy aussi ñu ngi koy ziar. le général Ousmane Sy bonsoir papa kontaan nañu bu baax a baax jërëjëf kontaan nañu merci beaucoup merci de nous suivre. Janet Sy merci beaucoup. Maam Ablaye Fall. Baye Bayar Manel Kodou ngay waaw merci. et di wax Bougane happy birthday. yal na la yàlla jàppale. épreuve yi métti na trop mais lépp ay jeex. àdduna loo gis rek day jeex happy birthday. Cheikh Oumar Talla papa ñu ngi koy nuyu bu baax moom itam. bu baax li muy def ci doomu aadama yi yal na la c'est vrai voilà qui m'intéresse beaucoup. nit ku yéwén la leetaram. ah leetaram. non moom mooy borom nuyu di social nag. Bougane non Bougane nuyu di social waaw tamit leetaram nag mu yóbbante waale ñu leetaram. ah yow tamit. leetaram rek soo. rek ma am ma nuyu vraiment suma ñaari xarit nekk ci daal ku ñuy wax Tafas yi ak Fallou l'homme de Savana maa ngi leen di nuyu samay xarit rek vraiment. d'accord may ñëw ci émission bi vraiment ñu ngi may. ñu ngi lay yóbbante waa ci kontaan nañu oui. lii tamit saa su ne papa xaaral papa. tudd Pape Fall.